mbokk yi rafetlu ànd beeg programme mu ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si Seydina Fall Bougazelli mi ngi woon tey ji itam ci kanamu l'enquêteur bu section de recherche brigade bu Colobane gannaaw nag déglu gu yàgg ga ñu ko déglu démb ñeel nag mbirum traficu faux billets Seydina Fall Bougazelli dip député waral ñu samp laaj ci yan anam la ñu war a mën a yëkkatee mbaraanu kiirlaayu ab député ngir mën koo topp ci kanamu yoon tontu li ci biir jotaay gi lay doona coowal kaso yu fees dem sax ba laal diwaanu Kolda kaso ba ñu fa tabaxoon nag ñu jagleeloon ko lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki doomi aadama tey ji nag lañ fa nemmeeku lim bi dafa daal di yokku dem sax ba ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay doomi aadama at Kolda nag njiit yi yore wàllum yoon ñoom nag nas nañ fa ay pexe ngir saafara bokk na ci nag ñu jëfee li ñuy woowee bracelet électronique. ponk gu mujj gi ci jotaay gi daan ci ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéene kaay yi xëy fasal ci àljumay tey yemoo ko fukki fan ak juróom ci weeru novembre atum 2019 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. nama leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi Seydina Fall Bougazelli kon ñu koy déglu ci kanamu session de recherche bu gendarmerie bu Colobane moom Seydina Fall Bougazelli nag la waral ñu koy déglu nag di mbir moo xamante ne mi ngi jëm ci mbirum traficu faux billets kon démb nag la ñu ko jëlee woon ci këram moom Seydina Fall Bougazelli gannaaw nag juróom-ñetti waxtu yoo xam ne élément yu session de recherche bu brigade bu gendarmerie bu Colobane jot nañu ko déglu moom moomee nag di ab député fas yéene nag laaj ak tontu fas yéene dox ci digganteem ak l'enquêteur yi ñeel nag mbirum traficu faux billets tey ji ci suba kon na ma leen ko junjee delluwaat na foofee nag ca bërëb ba ñu dellusiwaat nag ci coow li ak Khalifa Diakhaté. faaw mu indi ay firnde yu leer ngir mën a seetal ab deram Seydina Fall Bougazelli du moom kott la gendarme yi jàpp am na ku ñu ne ñoom ñaar ñoo lënga woon ci mbirum faux billets yi nga xamante ni moom lañ leen tegeen di loxo ngir di leen laaj ngir am si ay leeral ay agent yu section de recherche bu Colobane ñoo civilu fekk ko assemblée nationale fa lañ ko jëlee ngir indi ko mu tontu ci seen ay laaj ba fii waxuñu ana koppar yi ci ñaata la toll koppar yi nga xamante ne ñu méngawul ak koppar yu baax wala koppar yu ñu defar la waaye li ci mën a am daal mooy lu ni mel nemmeekoon nañ ko fi ci ay jamono ak waykat bi di Thione Seck ginnaaw gi beneen ak rappeur bi di Ngaaka Blindé ndax kiiraayu député am mën na indi ay gàllankoor ci enquête bi ñu xool ba xam. Khalifa Diakhaté Seydina Fall Bougazelli kon ca assemblée nationale dañu ko jëlee loole nag di firndele ndaw la ca penc ma laaj bi nga samp nag di ba xam moom balaanu kiirlaayam mën nañ koo dindi daal di koy topp ci kanamu yoon bi la laaj nag laaj nañ ko maître Moussa Sarr li la ci tontu. dafa am malaanu kiiraay buñ ko def buñ ko jox pour mu mën a def liggéeyam moo tax duñ ko mën a arrêté ci yenn mbir yi. maintenant am na ñaar mbir yoo xam ne mën nañ ko leeral su nekkee ne député bi dafa nekk ci li ñuy wax session parlementaire ñu nekk ci hypothèse u enquête préliminaire mooy di saytu benn ñaawteef bu am waxaguñ ne léegi la am ou ci waxtu wu jege la am su boobaa tant que ñu ngi session parlementaire député boobu kenn mënu ko arrêté budul ñu dindi malaanu kiiraayam waaye bu nekkee ne dafa am benn enquête bu ñuy wax enquête de flagrance mooy gëstu jooni mooy am na benn ñaawteef bu ñu def léegi mbaa bu ñu def ci diir bu yàggul même bu nekkee député bi dafa am malaanu kiiraay te ñu nekk ci session yoon mën na ko téyeloo loolu la ñuy wax enquête de flagrance mooy gëstu boo xam ne gëstu lu ne fàng la te bi mu xewee yàggul kon ñaar yooyu moo mën a am. ñu wutali ca Fuladu rawatina ca diwaanu Kolda ak kaso ba fa ñu tabaxoon ko jagleel ko nag lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki doomi aadama tey ji nag lim bi dafa daal di yokku dem sax ba ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci doomi aadama loole nag waral ñi nga xam ne ñoo yore foofee ca kaso ba daal di yëglu gannaaw nag ba mu fa amalee ab nemmeeku moom mi nga xam ne mooy secrétaire d'État toftalu nag ci jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum yoon
woon kii di Mamadou Saliou Sow moom mi nga xam ne itam moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum ak yelleefu doomi aadama ci bile ministère dellusiwaat na ci ak pexe yi nga xam ne ñu ngi koy nas ngir jële fa xataay bi dañuy nemmeeku ci bile prison bokk na ci nag ci pexe yi ñu daal di jëfee li nga xam ne moo di bracelet électronique Seydou Diatta. daanaka lu ñu nemmeeku ci kaso yu bëri ci mim réew la ñu nemmeeku it fii ci maison d'arrêt et de correction bu diwaanu Kolda jafe-jafe bu njëkk bi mooy xat-xat gi ndax lim gu jéggi dayo gi fee yeewu waa ji moom jot naa fi jaaraat. nit ñi ni ñu fay dundee métti na trop jéggi na dayo parce que boo demee si ay chambre donc li nga fay fekk si ay doomi aadama si benn néeg bu ndaw vraiment jéggi na dayo parce que bu ñu doon tabax prison bi c'était pour 250 personnes mais tey jii vraiment ëpp na 250 personnes. tey jii ñu ngi si presque ay 300 et quelques donc cela veut dire que prison bi maison d'arrêt de correction de Kolda dépassé na sa capacité c'est-à-dire que lu mu waroon jël si nit ëpp na ko tey foofu boo fa demee da ngay foog ne dëkk si biir dëkk la. fii moom daanaka lu ñuy gën a ñaawlu mooy yeexaay yi ci bërëb attekaay yi te lu nu mel faral di jur tey lu yàgg yi ci kaso yi. tey jii vraiment ñun lu ñuy ñaan état bi nañu xool nañ la ñu mën a réformer le système judiciaire parce que lu si gën a métti tey ñoom bu ñuy nekk di tëj nit ñi bu ñuy nekk di jàpp nit ñi du ñuy nekk di jàpp nit ñi si biir kaso mooy xale yu ndaw yi ñoom ñu ngi gracier ay kàngam ñoo xam ne ay milliards la ñuy këpp si dëkk bi ñu ngi leen di gracier ñii ñu ngi ñaan ay admissies président de la république mu ngi leen di admissier alors que fii ay délits mineurs la mooy ñoo xam ne peut-être ay pot sardine lañ sàcc ñii ay soble ñii ay kii ñu ngi fi tëdd donc moo tax ñun lu ñuy ñaan encore une fois de plus nañu xool le système judiciaire. lu yàggul dara kii di secrétaire d'État nekk ci wetu ministre de la justice garde des sceaux amaloon na fi ab tukki nemmeeku Mamadou Saliou Sow digg na ay saafara ngir oyofal kaso yi ci mim réew. Sénégal depuis 2012 ba léegi ñu ngi def ay jéego yu bëri pour jéem a rafetal nekkin prisonniers yi boo xoolee par exemple fii am na ay kii yu bëri yu ñu nekk di def ay jéego yu bëri pour prisonniers yi nekk ci condition yu baax. li ñu proposé mooy tey dañu def réforme lu ñuy wax code pénal ak code de procédure pénale bu ñu ko réformer ba pare dañuy introduire lu ñuy wax par exemple bracelet électronique. lu ñu fi wàññi ci jamono yu mujj yi a ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar yi nekk ay prévenu téeméer ak ñaar yi nekk ay condamné ñu ràññee ci juróom-ñett ndaw ak fukk jigéen. Seydou Diatta mbirum Karim Wade lañ doon waxtaanee ci ab ndaje boo xam ne ay organisation yu bokk ci société civile ñoo ko daal di amal janook taskatu xibaar yi démb ñoom ñi le nag nga xam ne dañuy xeexal ak yelleefu doomi aadama dañu xam ne nag mooy ña ngay naqarlu doxalinu réew Sénégal ci nag càkkutéefu commission bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllum ak yelleefu doomi aadama ci mbootaayu xeet yi yamuñu ca nag naqarlu nañu itam dàkk ga ñu dàkk magistrat Moustapha Ka ak kii di Samba Ndiaye Seck gannaaw rapport bi nga xam ne fësaloon nañ ko ca Genève Alioune Guèye. fukki at ak juróom-ñaar yu état du Sénégal présenté wul ab rapport ci comité bi ay àq ak yelleef doomu aadama yu bëri loolu la ñii nga xamante ni ñoo bokk ci société civile bi di ñaawlu ñoom ñu gis ni rek état du Sénégal dafa war a wàccoog li mu signé waa comité bi. nee na état bi fii ak 24 mois. na régler problème yi décès yi am ci prison ñi ñu téye ci prison yi mu leeral ko mu am enquête yu leer ñu xam lan moo waral décès yi. nee na état bi situation réfugiés yi nekk fii Sénégal mooy daw làqu yi ak demandeur d'asile yi na ko régler parce que li tax mooy dafa am loi boo xam ne sa état bi daf ko préparé woon bu yàgg te loi bi dafa xaw a yàgg ci tiroir yi saa bu ñu fa demee diggee fa ne dina génn te du génn. nee nañ dans 24 mois na ko régler parce que loolu dafa am conséquence ci ñoom ni ñuy dundee Sénégal te conséquences yu négative la. nee na aussi exploitation xale yi ak maltraitance yi surtout mbirum taalibe yi nee nañ na ko état bi régler 24 mois lañ ko may pour loolu. lu jëm ci mbirum Karim Wade ñoom ñii di xeex ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal di wax ni na état bi respecté li pacte bi wax. daaw ci weerum octobre. ñaar fukki fan ak ñaar 2018 comité bi dafa waxoon état bi mu ne ko parce que état bi def fa layoo woon ak Karim Wade bi muy rendre constatation yi mu ne état bi da nga violer
paragraphe 5 bu article 14 du pacte mu ne état bi non seulement na nga régler kaawu Karim Wade waxul Karim moo def wala deful waxul amnistie ko waxul leneen dene recours utile bi mu waroon a am pour mën a def appel te kere yi mayu ko loolu la wax état bi ne demal nga régler. ñoom waa société civile di ñaawlu li ñu dàq ñaari magistrat yi demoon fële ca Genève ñu gis ni rek dafa mel ni dëgg gi ñu wax moo leen sànk. ci principe bi autorité mooy nommé moom mooy dindi mais nag bu koy def am na forme yu mu war a respecté seen mbokki magistrat yi génnee nañ communiqué ñu ne ministre bi respecté wul forme yi dégguñ fenn it fuñ ñu prouvé nag ne respecté nañ forme yi loolu daal ñun suivre nañ ko ci débat bi mais beneen yoon buñ koy def baax na ñuy respecté forme yi parce que loi yi aussi moom moo ñu tënk moo tënk ministre bi moom moo tënk ñeneen. ñoom ñuy xeex lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal àddu nañ lu jëm ci mbiru njiitu réew Tchad ba fi nekkoon waaye tamit wax nañu ci ngóor jigéen ñoom ñuy wax ni rek tey suba wala ginnaaw suba ñoom nanguwuñu ñu daganal ko fii ci Sénégal. Alioune Gueye leneen lu waa société civile bi waxtaane nag ci bile ndaje bokk na ci ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall ñoom nag la ñu jàpp moo di coow li jaru ko ndax njiitu réew mi Macky Sall àdduna ci mbir mi ba noppi kon am na yeneen soxla yoo xamante ne sénégalais yi soxla nañu ñu àddu ci dañ ciy teewlu njiital RADDHO Sadikh Niass ba tey ci micro Aliou Gueye. ci wàllu troisième mandat li ma si wax dafa leer wàllu troisième mandat daal wax la boo xam ne nii. maanaam waxu sax ku daanu ci sareet laa koy tuddee ndax ñun gisuñu fan la président république bi di jaar ci yoon ba am fi troisième mandat boo xam ne day jaar ci yoon. constitution bi lu mu wax dafa leer dañu tëj troisième mandat mënul amul interprétation xam nga juriste constitutionnaliste yi ñoom dañuy bëgg def traite tout le temps dañu toog nag noppalu ñun ñi 4 ans yoo xam ne du ñu wax sax ñu noppalu ñu liggéey wax liggéey dafa am. période boo xam ne dañu war a liggéey période boo xam ne dañu war a politique bu desee 6 mois sax mun nañ indiwaat wax boobu ñu commencé ci di wax waaye troisième mandat biñ ko tegee ci yoon rek mënul am président mënatu ko am. ci alxamisu démb yemoo ko fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum 2019 ci la àdduna wërngal këpp doon màggal bëccëg gi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee feebaruk diabète ponk gañ ca jàppoon nag di diabète ak njaboot gi waral nag ca hospitalier bu Pikine foofee nag la ñu fa amal démb di bëccëg goo xam ne dañuy saytu wérgu yaramu doomi aadama yi waaye nag daal di leen yee ci li nga xam ne moo di diabète bu dal njaaj la ñuy fekki ca banlieue bu Ndakaaru. diabète doon na jàngoro boo xamante ne léegi mu ngi gën a law ci Sénégal jàngoro boobu nag li ko waral mooy hyperglycémie clinique boo xamante ne mën na évoluer ba indi ay complications dépistage précoce mooy meilleure solution. initiative bu bopp hôpital bi jëloon moo doon def pour les populations environnantes ak sunu maladie defal leen dépistage yu diabète bi mais ak yi nga xam ne moom lay faral di àndal. muy hypertension hypercholestérolémie cholestérol bu yëg ci yaram bi xoolaale obésité wala yaram bu bari seet aussi urine yi est-ce que amul loo xam ne mandarga la ci ne rein bi muy commencé di sooxe donc prétexte bi nekkoon journée mondiale du diabète bi mais mu nekk loo xam ne en fait même au-delà de la journée mondiale il faut que les gens soient éveillés pour que régulièrement qu'ils puissent se dépister. ci àdduna bi toll nañ juróomi téeméeri ak fukk ak ñeenti millions ñoo xamante ne dañoo amee diabète ñoom docteurs yi jàpp ne ngir xeex jàngoro boobu dañoo war a am régime alimentaire bu baax. muy nekk luy law buñ ci boolee ni dara ci loo xam ne mën na tax feebar boobu di law nekkul loo xam ne mu ngi dellu ginnaaw maanaam ñàkk yëngal yaram bi lekk loo xam ne dafay tax yaram bi bari suukar graisse. bu ñu jàppee ne am na publicité yu bari yoo nga xam ne moom li muy ñaax ci nit ñi mooy ñu lekk lu saf suukar bari xorom ak yooyu il faut que publicité ñu wàññi ko il faut mais surtout ñu fexe conscientiser nit ñi conscientiser famille yi pour que borom kër yi mën a jël décision wu ne li ñuy lekk dafa war a sell jigéen ñi jàpp ci éduquer xale yi ci lekkinu mbedd bi ak yooyu noonu yooyu yëpp mooy mën a tax bu ñu màggee
incidence yi nga xam ne moom la ñuy joytu yëpp di mën a wàññeeku ci population bi. ci journée mondiale bi ñu jagleel diabète ñoom médecins yi joxe nañ ay piste de solution ngir xeex jàngoro boobule. ñu ngi ñaan askan wi ñu gën a farlu lekk bu baax waaye it boole ci di def sport. bu daal njaaj jabet ci àdduna wërngal këpp lim nga ñu ko xayma nag mi ngi toll ci ñi ko amee ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci million doomi aadama ñu xam ne nag itam ci fileek atum 2030 jabet nag feebar bi le moom nag dina doon nag juróom-ñaari feebar bi nga xam ne mooy faat ci doomi aadama yu bëri ci àdduna wërngal këpp ci Sénégal nag nañu ko xayma woon ci ñu amee jabet mi ngi toll lu ëpp téeméer boo jël lu ëpp ñett ya loole nag ñu ngi ko xayma woon ci atum 2015 waral nag ñu waxtaanee diabète ak ñan anamu diabète moo am docteur Djibril Sow moom nag xam-xamam màcc ci bile feebar nag mooy waxtaanee li ni mel ak Moustapha Gabar Diop. diabète wala hyperglycémie chronique doon benn feebar boo xamante ne kenn mënu ko faj waaye mën nañ ko saytu nga am diabète mooy ni hormone bi ñu duppee insuline doyul sa yaram wala sa yaram mënu ko jëfandikoo loolu nag day tax suukar bi nekk ci sa deret kawe ñetti xeetu diabète a am bi njëkk xale yi lay laal. moom mooy diabètu xale yi diabète boobu nag day manqué insuline moo tax nag diabétique yooyu nga xam ne type 1 dañu war a jël insuline ci seen giiru dund waaw waruñu jël insuline rek dem ba ci biir nekk mag bàyyi ko ñooñu dañu war a jël insuline ci seen giiru dund. type 2 wu diabète nag mu ngi laal 85% population diabétique yi. diabète de type 2 moom mooy ñëw en général 40 ans 45 ans voire même 35 ans ñooñu type de diabète mooy ñoo xam ne dañuy dund ak seen en général seen parents dañoo am diabète wala ñu tàyyi wala ñu am yeneen maladie yoo xam ne dañu ànd ak moom mooy hypertension artérielle te yéen a ngi koy gis bu bari. type 3 wu diabète jigéen ñi ëmb lay gën a dal. ne dafay feeñ ci biir ëmb diabète yooyu sage-femme yi ñu ngi koy dépister parce que diabète boobu mën na wër. mais lu ci gën a bare dafa bare ay complications yoo xam ne maanaam ay ëmb yu yàqu wala mu nga wasin ay xale yoo xam ne dañoo tàyyi mooy lu ñuy wax ay macrosomie fatale heureusement nag yooyu fi mu ne nii ñu ngi koy dépister te sage-femme bi ñu ngi koy def bu baax a baax. bu ñu sukkandikoo ci docteur Djibril Sow nit ku ne war nga saytu suukar bi nekk ci sa yaram ndax diabète type 2 nit mën na ko am lu yàgg te du ci xam dara. ngir mën a may liggéeykat yi ñu mën a jotee ci nu mu waree jëm ci commande publique yi loole nag rawatina di liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew Sénégal loole nag di ponk bi nga xam ne jot nañ ko waxtaanee démb ci ndaje ga ñu tàmbali fii ci réew Sénégal ñi sabab bi leen ndaje nag di assemblée générale bu réseau africain di bàyyi xel ci wàllum commande publique ndaje bi ñu tàmbali ko ci fukki fan ak ñeent ci weeru novembre fas yéene ko wëyal ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gi ñu nekk loolee nag itam lu toll ci ñeent fukki réew yu faree ci dendu Afrique teewe nañ ko xew-xew bi ñu koy amalee fii ci Ndakaaru ci teewaayu Mamadou bi Passi Soxo. lu ëpp ñeent fukki dëkk ñoo teewee ndaje bu njëkk bu ñu amal ngir waxtaanee wàllum commande publique nag boo ko déggee mooy lépp lu laal wàllum jënd diggante public ak privé pour satisfaire seeni besoin yi dëkk yi nekkee Afrique fësal nag mooy wàllum tabax. La Banque mondiale estimait il y a 2 ans. suñu bàyyee xel bu baax waa Banque mondiale ñaari at ci ginnaaw waxoon nañ ne fii ci Afrique lu ñu soxla ci mbiru infrastructure toll na ci lu ëpp 93 milliards de dollars ci at bu ne nag loolu suñ ko xoolee mën na nekk lu ñu mën a xayma ci 15% ci PIB africain bi su fekkee na nag dem nañu loo xam ne day mën a yegg ci téeméeri milliards de dollars mën nañ xam ne si fi mu toll ni Afrique soxla nañ bu baax lu jëm ci mbiru infrastructure ñu xool nuñ koy defaree waaye defar ko nag ak nun ko war a defaree dafa war a nekk loo xam ne dafa war a gaaw war a baax waaye tamit ànd ak efficacité bu rëy loolu warul dindi benn yoon tamit li jëm ci mbiru contrôle bi parce que faw ñuy xool tamit liggéey yi nuñ koy defee te su fekkee dañ dem ba ci biir sax retombées yoo xam ne mën naa am ci secteur privé bi ak orientation politique bu ñu jël mën naa jàppale secteur privé africain bi bu baax a baax. Retombées significatives pour le secteur privé africain. ndaje bi nag réseau africain bu commande publique ak ARMP ànd ci ak banque mondiale ak banque africaine de développement ñoo ko amal lu ñu doon waxtaanee bokk na ci partenariat diggante public ak privé. réew pour mu développer secteur privé moo koy développer ndax problème yi nga xam ni moom la réew yëpp di jànkantoo mooy emploi mooy problème numéro 1 ci la plupart des pays emploi le taux de chômage mais loolu pour nga résorber ko pour nga faj ko faw nga am secteur privé
bu am une bonne santé buy développé wu boo xam ne bii dana mën a créer ay emploi donc réflexion bi ñu bëgg a engagé également ci benn thème bi mooy naka la ñu mën a favoriser partenariat entre secteur privé ak état. nguur gi nag moo ëpp lu muy dugal loxoom ci wàllum commande publique waaye dinañ xalaat ci naka lañu war a def ngir entreprise privée yi itam mën cee gën a sóobu. li ñu gën a seetlu mooy secteur privé national yi su ñu def groupement dañ koy wuti ak beneen entreprise étrangère alors que suñu boolee seen i doole ci biir réew mi mais mën nañu gagner marché yi Sénégal nag suñu code aussi am na ay critères de préférence yu bëri yoo xam ni def nañ ko pour le secteur privé national am nañu également ay structures yoo xam ne de contrôle yoo xam ni fekkante ni marché bi jaarul yoon wala fekkante ni marché bi niñ ko construire dafay favoriser davantage une entreprise étrangère yooyu yëpp dañ koy xool jéem a fexe de sorte que entreprise locale yi gën mën a gis seen bopp ci biir marché public yi. waxtaan yi nag dina tax ba investissement yi secteur privé yi gën a jaar yoon ngir ñépp lu laal wàllum commande publique. mën a may ñi nga xam ne ñoo di woy jëfandikukat yi ñu mën a jokkoo jaarale ko ci WhatsApp te duñu may fay dara loolu nag nekkoon mbëbëtu Free waaye nag waa ARTP ñoom nag jël dogal tere li ni mel dogal gile ñu jël nag lu xel mën a nangu la te lu jaar loon yoon la bu ñu sukkandikoo ci kàdduk jàngalekat bi di Alex Corentin moom nag di gëstu ci wàllum télécommunication waxtaan gëmu sekk ak Ousmane Gueye ñu dellu si waat si. léegi leer na Free amatul benn liberté joxe gratuitement WhatsApp maanaam ñi koy jëfandikoo bañ a fay ay données maanaam jënd ay paas ARTP daal dina tere lu nu men muy mesure boo xam ne Alex Corentin mu ngi koy rafetlu bu baax a baax. li ARTP wax dafa ne su fekkee ne da nga dem WhatsApp maanaam sa forfait jeex na li nga war a dugg ci internet sa forfait bi jeex na su jeexee warootoo am loo xam ne mun na. mangook internet parce que lépp nga war a am donc su jàngat ci offre bi mooy soo déggee lu ñuy wax ne WhatsApp gratuit mooy su fekkee ne amatoo internet maanaam sa forfait jeex na Free dafa waxoon ne mun ngaa continuer di utiliser WhatsApp mais WhatsApp service internet la donc mangoowul ak neutralité du net bi bu mu nekk ci code de télécom bi boo xam ne dafa wax ne soo amee internet lu munta dem war ko jot donc loolu moo tax ñu ne gratuit bi ce n'est pas internet c'est pas WhatsApp dafa gratuit parce que WhatsApp moom dafa mos a ne gratuit mais gratuité bi opérateur bi di offrir maanaam dootoo fay forfait pour mën a egg ci internet loolu ne mangoowul ak li texte yi wax. jàngalekat bi ci école polytechnique bu Ndakaaru ci université Cheikh Anta Diop ñu jàppee ko ci ñi njëkk fës ci internet ci réew mi bokk itam ci ñi bind code télécom Sénégal bu 2011. moom muy ñëwaat ci lu ñuy wax neutralité du net ak njëriñ bi nga xam ne am na ko ci secteur bi. neutralité du net mooy loo xam ne yàgg nañ ko xeex ci biir dëkk bi maanaam ci société civile yi ak consommateur yi dañoo ne su fekkee ne internet da nga war a dugg ci internet lu munta am ci internet war nga ci mën a jot te loolu mooy neutralité du net su fekkee ne mën ngaa téléphoner ci internet ah du internet la donc loolu kenn mënu koo génnee. parce que dafa nekk ci neutralité mooy soo bëggee gis vidéo soo bëggee seetaan télé boo xam ne mu ngi ci internet loolu kenn mënu loo ko dindil. kon bu nu sukkandikoo ci enseignant bi nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu télécommunication fii ci école supérieure polytechnique bu Ndakaaru prix yi nga xam ne Free joxe na ko nekk na ay prix yoo xam ne ARTP amul lenn loo xam ne am na lum si wax kon bu nu sukkandikoo ci ay kàddoom sukkandikoo itam ci décision collège bu ARTP mel na ni xëccoo maanaam guerre bu ñuy wax jëm ci tarif yi diggante Free Orange ak Expresso nekk na guerre boo xam ne jeexagul fi mu ne nii fii ci Sénégal la. Ousmane Gueye kon ñu waxtaanee nag li nga xam ne dañu koy nemmeeku ci Afrique sowu jant di doon ay cong yoo xam ne dañu koy faral di fi gis nag ñu jagleel ko ay terroriste loolee nag waral ndaje bi nga xam ne jagleel nañ ko ñeenteelu édition bi ñuy waxtaanee wàllum jàmm ak kaaraange ci dendo Afrique ubbi nañ ko tey jii ci Ndakaaru kon ubbi nañ ko ca centre international Abdou Diouf ca Diamniadio lañu ko ubbee loolee nag waral ñuy ñaax njiit yi nga xam ne ñoo bokk ci UEMOA ngir ñu jël taxawu gi war jagleel ko seenub askan ngir aar leen jëm ci wàllum terrorisme kañu cay teewlu nag di Abdallah Bourema moom nag moo ci àddu ci ubbi tepp bi la ndaje ci micro
Moustapha Gabar Diop. Notre union. suñu lëkkaloo bi dafa war a jox yitte gu mag a mag goo xam ne gu gën a kawe la ci réew yi nga xamante ni bi ñoo ko seq yépp te mu soxal leen jaare ko ci coopération bu dëgër boo xam ne mooy bootu ci mbooleem organisation régionale yi nga xam ne ñoo nekk ci yooyu la dëkk yépp nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum jàmm ak wàllum sécurité ci espace communautaire bi rawatina CEDEAO ak G5 Sahel. commission bi nag jël na ay mesures yu am solo yoo xamante ne bii ngir xalaat yi nga xamante ne bii moom lay UEMOA naal ngir jàmm mën a am ngir ñu mën koo doxal niñ ko bëggee laata at mi ñu nekk di jeex si noonee nag dinañu mën a gaar mbooleem jéey yoo xamante ne bii mën naa gàkkal suñu lëkkaloo. de notre union. ñaareelu pàcc jotaay gi biti réew la ñu koy dooree ak Guinée manifester bu yees ba ñu fa amalaat nag démb ci alxames gi manifester bi nag ñu amal ko ci wooteek Front National de Défense de la Constitution ñoom ñi nga xam ne nag ñooy taxawal bi le manifester xam ne ñetti doomi aadama faat nañu leen te nag ay bal la ñu daal di sox ci seenub kaw yemook jamono joo xam ne gouvernement bu Guinée moom ma ngay weddi li ni mel xam ne nag benn doomi aadama la ñu daal di faat foofee te la ko faat moo di ay xeer yoo xamante ne dañu ko doon sandi ci kaw askan wa ñu fàttali nag la waral ñuy manifester ca Guinée moo di ñetteelu mandat bu Alpha Condé ga ñu njort ne dafa bëgg a soppi li nga xam ne moo di constitution réew ma ngir mën a sampaat ndëndëm ci jongante politique ñeel élection présidentielle Alpha Condé ñu fàttali nag at ya mi ngi toll ci juróom-ñetti fukk ak benn. gannaaw Guinée ñu wutali ci frontière bu Nigéria Bénin ak Niger ñoom nag fas yéene amal ab lëkkaloo boo xam ne patrouille lañu ko fas yéene amal nag ci seen frontière ngir xeex li ñuy woowee nag contrebande ñoom ñooñee nag booloo ci ab comité xam leen nag dañoo bëgg a yombalaat lu jëm ci wàllum njënd ak njaay ci diggante yile réew nga xam ne nag ab fitna yëkkati woon na fa ba ñu nemmeeku woon ay tëjub frontière ci diggante Nigéria ak Niger ak Bénin kon jamono ji nag ña ngay waxtaan ngir gën a mën a yokk kaaraange ga ngir liggéey ba gën a mën a ñoŋ. waxtaanee Miss Sénégal ak réewuk Sénégal bu ñu moywul nag du dem ci jongante bi nga xam ne fas yéene na ko amal ñeel Miss Monde ñu fas yéene ko amal ca weeru décembre ca Grande-Bretagne sabab li nag moo di ñàkkum moyen ak ñàkkum koppar fii ci réewu Sénégal ñeel nag bile Miss Sénégal nag ñëwoon fii ci daluwaayu ITV waxtaan nga mu sekk ak Cheikh Hassana Fall ñu dellusiwaat ci. jàppalay nawleem dimbale ñu muy dundal yii de ñooy mission yoo xam ne Miss Sénégal 2019 teg na ko ci ndoddam su fekkee ne xelam ak rafetaayam moom moo ko jàppale ba mu am couronne bii di Miss Sénégal Alberta moom li mu bëgg mooy jëriñ société ma. ñaari combat laa doon mëne mooy dimbale xale yi ñu nekk ci mbedd mi joxe nañu ay bon ci hôpital yi joxe nañu aussi ambulance hôpital district de Ngor. Et ak comité bi noonu aussi lutter contre la dépigmentation mooy bañ a xeesal bi rafet na torop mais bon dafa am ay inconvénients. moom mi la xam ne dafa war a dem représenter Sénégal ca Miss Monde jàpp na ni lenn mënu koo tere dem ba mu jeexa participer damay jël pour jël trophée bi yow tamit damay jël pour gagner de man damay jël couronne bi maa ko moom nag maa ko moom mais nag neew ma maa koy jël par force yàlla moo xam lépp. ñu ngi def de nos mieux ñu ngi préparer visa bi et tout yàlla bu nee waaw rek ñu dem. waaye bokkam ci compétition boobee xam ne Grande-Bretagne la war a am ci njeexitalum at bile mel na ne lu xaw a taq suuf te li ñu bëgg fi mu toll nii mooy autorités yi jàppale leen. faaw ñu gën ñu jàppale daal jàppale bi daal moo des gaa ministère du tourisme de la culture ak ministère de la femme daañu ñu jàppale mu ngi ñuy gunge depuis 3 ans. mais dañu bëgg daal ñu gën ñu jàppale. parce que day dem pour dajeek 125 pays te loolu du lu ndaw parce que mën nañu wax ni compétition internationale la comme coupe du monde comme yeneen compétition internationale yi fi nekk donc ñu ngi ñaan daal ñu encourager ko pour que mu mën a gagner couronne bi.
ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 2018 Alberta Diatta jëloon raw gàddu gi nekk Miss Sénégal doomu Ziguinchor bi xam ne fi mu toll nii moom la ñu mën a méngaleeg rafetaay fii ci Sénégal reñoom war a jeex ci at bi ñu ne waaye laata loolu war naa mën a dem représenter Sénégal ci compétition bu gën a rëy ci àdduna bi ngir mën a wone taaram te tamit mën faa jaay suñuy valeur ak tamit suñuy cosaan ak suñu aada. Cheikh Hassana Fall ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si ànd ceeg Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéene kaay xëy fasal tey. mbokk yi dal leen ak jàmm waa Malika yeewuñ ci jàmm ginnaaw jéey ju doy waar ji nga xam ne moo fi am si alxames ci Amadou Thiam rey na jabar ja Aminata Ka ginnaaw bi mu màndee ba ne dur la tëj ki nga xam ne moo di soxna si di Aminata Ka si biir néegam jël ay kurpañ dóor ko ba mu faatu moom mais soxna si nga xam ne si ñaar fukki at képp la tolloon buñ sukkandikoo si yéenekaay bi nga xam ne Les Échos mu ngay nettali dëgg-dëgg ni nga xam ne noonu jéey ji demee Aminata Ka mi amoon ñaar fukki at képp daa ëmboon ba toll si ñetti weer waaye buñ sukkandikoo si yéenekaay bi ñoom ñaar ñi yàgg nañoo xuloo di jàppante borom këram it lim ko doon dóor bari na lool moom mi nga xamante ni bii daanaka sënu mbëbës bi la daan foraatoo maanaam li ñuy wax bu jumaan la doon liggéey moom Amadou Thiam dafa jàpp ne soxnaam si di Aminata Ka da ko doon mooy maanaam da doon xool yeneen góor yu wuteeg moom mi nag ginnaaw bi mu màndee la jàpp soxna sa daat koy tëj ci biir néeg ba dóor ko ginnaaw yuuxu wàllu yi nga xam ne soxna si yuuxu na ko yépp dëkkandoo yi ñëw di ko àkkisi taxul mu ubbi buntu ba police moo mujj ñëw xupp ko si la ubbee buntu ba fekk na li muy def na ko pare dóor na ko ba fóoti sagaram biñ ko yóbbu hôpital sa la soxna si daal di faatoo si yoon wi bu yenn si dëkkandoo yi ne coowal firange moo waral mu dóor ko ba faat ko ñeneen ñi naan aj mu naaje moo leen jotalee ndaxte Aminata Kam yi dafa demoon si kër docteur di xool yi li nga xam ne moo di wér-gu-yaramam si lañ ko waxee ne dafa wan lor ba toll si ñetti weer taata gi mu taata yegg si nag waral mu naajee taal añ si la ko borom këram mere dóor ko ba fóoti sagaram mu daal di faatu Amadou Thiam moomee mu ngi ci kanamu yoon bu sàgganul tama du ko ëppi buum ki tama natt ëppi buum moo di député bi nga xam ne moo di Seydina Fall Bougazelli moom mi nga xamante ni bii buñ sukkandikoo si yéenekaay bii di enquête si kanamu yoon la mujjee ni ki démb li waral nag yoon daat koy tegoon loxo buñ sukkandikoo si yéenekaay bi moo di dañoo jàpp ne day def trafic lu ñuy wax faux billet de banque maanaam dafa yor alal joo xamante ni bii baaxul da koy defar moom mi ànd ak ay naataangoom buñ sukkandikoo si yéenekaay bi Bougazelli ni ki démb la ko section bu recherche bu Colobane daat koy jëlee si assemblée nationale fa nga xam ne fa la doon teeloo Omar Youm mi nga xamante ni bii moom lañu fa doon diglu di ministre bi yor wàllum transport moom Seydina Fall Bougazelli enquête naan coow li nga koy toppee toll na si juróom fukki millions si xaalisu euro maanaam fanweeri milliards ak ñaar si suñuy koppar ñu bàyyi ko waaye convoqué waat nañ ko ni ki tey dina wuyuwaat si kanamu yoon l'observateur del si waat si li mu duppee dëgg ay secret maanaam si li nga xam ne noonu la ñu jàppee ki nga xamante ni bii moo di Seydina Fall Bougazelli muy nettali mbir mi ni mu demee yépp moom Seydina Fall jàpp nañ ko complot ñu fekk si coffre otoom lu toll si ñeent fukki millions ak juróom-benn suñuy koppar yóbbu ko section de recherche moom ak yeneen ñeenti doomi Sénégal ak benn doomu Burkina Faso yéenekaay bi naan ràññee nañ ci benn rapport bu siiw Seydina Fall Bougazelli si biir yéenekaay bi de l'Observateur muy indi ay leeral si mbir yi ni mu demee dëgg mu ngi naan dafa am benn waay bu tudd Pape Malick Sy ñu koy wax Kals moo ko amaloon bor ginnaaw ab terrain boo xam ne moom la ko jaayoon moom mii di ko fayeeku mu tëkkoo fay ginnaaw bu mu dajeek moom si marché bi si la foqarte sac ba mu yoroon dugal ko si wotom ndeke ni sac boobee moo amoon ay faux billets ginnaaw ba si la ko gendarme yi fekkee si otom daat koy yóbbu mu jàpp ni moom mii dañ ko complot laas yéenekaay naan xanaa kon wax na ñaari wax ndaxte si biir yéenekaay bi mu ngi naan xaritu Kals boobee tuddoon Samb moom la àlloon otom Samb moomee moo fa bàyyi ay faux billets moo waral ñu jàpp ko mu ñaari kàddu yoo xamante ni bii fës na si ñaari yéenekaay yi yéenekaay bi di La Tribune li si fës moo di jafe-jafe yi nga xamante ni bii programme bi du PUDC mu ngi koy dund jamono ji mu ngi naan ay bor yu mittee mitti la ñu amee moo waral ñu daal di dakkal seen liggéey lu ko dalee weerum décembre 2018 ba léegi ndaxte seeni bor buñ koy nat toll na si ñetti millions xaalisu euro waa PNUD sax daanaka ñoo leen fayal lu bëree bëri 22 milliards di xaalis bu bëree bëri boo xam ne l'Observateur jàpp na ne nguurug Sénégal dina ko comp si gafakay doomi réew mi ginnaaw yeesal yu ñu yeesal permis de conduire yi ak li nga xamante ni bii moo di carte grise yi ak plaque d'immatriculation yu yees yi nga xam ne moom lañu def si oto yi jàpp na ne état bi koppar yi yëpp si poste askan wi la koy jëlee mu jox kàddu gi ki nga xam ne moo di maître Massamba Kane mi nga xam ne moo jiite SOS consommateur mu ngi naan lii arnaque dëgg lay xeeñ jeexal ak wàllum sport di basket ak tournoi de qualification pré-olympique bi nga xamante ni bii gaynde Sénégal yu jigéen yi ñu ngi ko doon amal ni ki démb ñuy waajal Tokyo 2020 ñoom gaynde Sénégal yu jigéen yi am ndam lu rëy si waa Angola juróom-ñaar fukki poñ ak juróom si juróom-ñaar fukki poñ ak benn ci jamono ji ñuy xaar dajeek réew Mali jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah.
cant ak ngërëm ñeen la Cheikh Sall jaajëfal leen itam yéen ñiy topp programme ITV jotaayu njolloor si fii la ñu koy yëkkatee xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.